semaine sur la télévision Futurs Médias ñu ànd rek ni ñu koy defee saa su nekk ci soir d'info et c'est parti encore pour une nouvelle semaine ñu àndaat waxtaanee actualité ak it yeneen fait de société moo tax nag tey dañuy taxaw ci li nga xamante ne moo di grève bi association des commerçants et industriels du Sénégal door bis ni ki tey diiru ñetti fan nag la ñu fas yéene banque seen loxo lu waral lu ni mel daañu ci dellu si kanam gën ko yaatal ak ki nga xamante ne mooy de seen chargé de communication di Pape Modou Gueye teew fii ci plateau bi dinañ ci ñëw ci kanam maa ngi fi it ak sama nattu di Pape Djibril Fall moom it teew na ci plateau bi malade bu bëggul wér boo xamante ne ay fan a ngi nii muy tiré convalescence boo xamante ne xaw ma ñaata fan la nar a duré daañu ñëw it ci li nga xamante ne moo di xibaar yi ak la rédaction et dans la deuxième partie de l'émission nous aurons le ministre du travail et du dialogue social mu di Samba Sy dina fi teew moom it ñu waxtaanee rek jafe-jafe yi nga xam ne liggéeykat yi daañu ko am seen biir bërëbu liggéeykaay monsieur Guèye dalal ak jàmm di sañu plateau. ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy seetaan ci Sénégal ak ci bitim réew di gërëm PDF Pape Djibril Fall bu baax di rafetlu plateau bu yanj bi di rafetlu aussi émission bi ñuy wax info du soir. soir d'info. jërëjëf Pape bàyyi la ak askan bi. Aram maa ngi lay nuyu bu baax di la sant la yàlla aussi boo amee nattu bu mel ni man di nuyu Modou bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di wax ne kontaan nañ trop ci daj bokkaat ak ñoom jotaay bi fas yéene ñaan sunu borom mu am njëriñ. am na événement bu am solo bu ñuy waajal. di inauguration jumaa ju mag ji. Massalikul Jinaan xanaa da nga fa teew. Massalikul maa ngi fay teew ci xol ak xel déjà. donc depuis que ñu engagé liggéey bi boobu ba tey ba sunu borom def mu sotti mais dafa am solo et ça va au-delà du bâtiment rek wala édifice rek wala du mosquée rek dafa bëri loo xamante ni loolu la symboliser et je pense que télé bi moo ngi def liggéey bu am solo fii ak ajjuma aussi xam naa ne ay jotaay yu am solo dina ci am mais ça va au-delà de tout ça parce que ki nga xamante ni tey jii ci barkeem wala ci mbaaxam ak liggéeyam ci la ñu érigé kii bu toll noonu symbole bu toll noonu kooku bi muy ñëw Dakar dañ ko fekk ci biir dëkkam persécuté ko brimé ko indi ko fi keroog bi muy agsi Dakar dafa woor te mayuñu ko sax fu mu ndogee ñu jël ko dugal ko ci néeg bu xat boo xamante ni ay rab ak lépp la ñu ci def donc colon bi persécuté woon ko parce que tout simplement il a été subversif ne invasion du am assimilation du am donc tey jii ba 2019 ñu nekk érigé loo xamante ni xañoon nañ ko tey mu symboliser ko donc man li muy épouser comme valeur li muy symboliser comme valeur loolu moo ma gën a intéressé surtout pour nous les jeunes yi nga xamante ni les combats d'hier restent actuels aujourd'hui nan lañ koy gën a mën a jël en charge vis-à-vis de l'ancien envahisseur ba nga xamante ni dinañ mën a affirmer suñu identité sur la base de ces symboles là yi nga xam ñoo ngi koy ériger parce que bëri na sax ay symboles yoo xamante ni dans le domaine culturel yoo xam am na ci capital bi waaye boo ko xoolee da nga ciy gis les stigmates de la colonisation waaye bii nag sur fonds propres la ñu ko defaree. taxawaay bi am solo niñ ko modèle économique bi am solo. encore une fois je pense que symbole yi bari na te utiliser ressources endogènes yi à tout point de vue am na solo te man loolu laa ci gën a jàngat. du ñàkk dina am yeneen ni plateau ak yeneen ni occasion yoo xamante ni daañu gën a yaatal moo xam ci waajtaay bi panel yeeg waxtaan yeeg lépp li nga xam ni moo lamboo événement boobu dinañ ci ñëw ak it kilifa gi nga xamante ne jamono ji mi ngi ci Ndakaaru di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ciy profité moom it di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam tey ñaan yàlla bàyyi ko fi lu yàgg ñu jublu nag ci Serigne Modou Gueye di chargé de communication association des commerçants et industriels du Sénégal ñetti fan ngeen fas yéene ko grève lan mooy seen boolu njàmbat. waaw jërëjëf soxna si defe naa ne laaj bi am na solo wax nga ko ñetti fanu grève la lan mooy sunuy boolu njàmbat mën naa ko rek tënk ci ñetti phrase wala ñetti baat olof dafa naan lu ëpp tuuru ku xamul suur naa ñu jàpp ci sa loxo waaye it bu ñuy dóor di dóor dana yàgg ba mu metti ba mu yàgg ba xam ne yuuxu nag dafay fara jot mu tekki lan li mu tekki rek mooy dañu nekk ci dëkk bu ñuy wax Sénégal ñu ni 80% au PIB bi bu fekkee ne li ñuy liir noonu la moom moo représenté secteur informel. Oui. alors secteur boobule
moo nekk tey ci mouvement wu grève wu ñetti fan. su ma waxee loolu nag mooy ni dañu dem ba bu ñu toogee benn ci weer ngay importateur je donne juste un exemple. Oui. sa conteneur nekk ci port bi tey weer wi li nga ko génnee ak la nga ko génnee ca weer wale bokkul mu yokk nga muñ nga toogaat ay fan yeneen ñaari weer sa yeneen bagage ñëw mu yokkuwaat nga muñ ba léegi yaa ngi yokku de. danay toll benn jamono boo xam ne bu yokkuwaatee nag ay la yéwén da nga naan ah nañ taxaw nag. te yokk-yokk yooyu yéegaluñ leen. ba tey nañ taxaw nag taxawaay bu njëkk bi ci am ñu fàttali ko boobu dafa fekk juste association bi ngay tudd muy commerçant yi ak industriels yi nga xam ne ñoo ca dajaloo juddu rek yàggul dara coow loolu am balaa ñuy tabaski kuréel gi nag jóg dem wane na xaram. kilifa gi woote waxtaan ñu ne ay la yéwén nañu dem ca waxtaan wa waaye li xaw a doy waar ci loolu mooy da nga dem ca waxtaan wa ngeen yi waxtaan ci waxtaan wi nga jéem a joxe ay proposition ñu ne la déedéet ñun dey proposition yi du mën a nekk gum loo xamante ni xëy na dañ koy def nga ne ah man dey bu fekkee ne da ngeen di campé ci seen position dafay xaw a doy waar ci man kon day man waxtaan wi moom xanaa bokkatuma ci ndax waxtaan moom boo ko déggee da ngay joxe keneen joxe ku ci nekk bàyyi leen ku ci nekk joxe leen ñu wëy nag di bind kilifa gi dem nañ sax ba toog ak ki nga xam ne moom mooy responsable directeur général du douane waxtaan ak moom jox ko it su boobaa it encore une fois suñuy proposition yi ñu def ci loolu. boobu lan ngeen ci jëlee. très bien boobu it jëlee wuñ ci loo xamante ni lu neex wala boog lu sedd xol la ndax def nañu kat waxtaan wi nga xam ne commencé nañ ko dañ koy wëyal buñ ko wëyalee ba waxtaan wi jeex ñu doog a xam lan la ñuy def ñu ne waaw d'accord waaye dafa fekk ni fan yii weesu ñu seetlu ne yokkute yooyu mu ngi wëy te waxtaan wi jeexagut. li gënoon a jàpp li nit ñi mënoon a jàpp ci xel. est-ce que dañoo accepté woon surseoir ba pare ci décision boobu en attendant ngeen di waxtaan. wala mooy bien avant tabaski bi en attendant dañoo surseoiroon au moins woote waxtaan waaye bu ñu wootee waxtaan boobu waxtaan wi jeexagul la nga xamante ni moo waroon a jógee ci waxtaan wi ñu di ko bëgg appliquer ci port bi ci aéroport yi ak ci frontières yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf dafay xaw a doy waar. ñu ne nag ah fi mu ne nii kat taxawandi doy jot na ñu ne ah comme yokk yi moom fu mu toll mu ngi yokk te ñun commerçant yi par exemple. man nga ne par exemple yow industriel wala yow commerçant nga dem ci port bi mu cher lool nga fay génne ko mais soo ko génnee ka nga xamante ni moom mooy borom boutique bi ka nga xam ne moom mooy borom magasin bi da ngay sax yow mujj rus yow mi nga xam ne yaa koy jaay yow grossiste bi parce que tey jii yow sa boutique koñ sax boo fa demee di jënd dara benn ceeb nga ñëw tey mu yokk gannaaw suba nga ñëw mu yokk yow mi koy jaay sax da ngay rus da nga naan kat ah kon nañ taxawandi ñu xool lan la coow li boog ñu mën a xam lan la ñuy defee bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo féetee ci secteur boobule ñu mën a wax ne ah ay la yéwén li ñu bëgg kat mooy bu waxtaan di am. ñun sóoraale ñu bu ngeen demee it bay def ay décisions ngeen bàyyi ñu xel ndax nous représentons encore une fois 80% du PIB Sénégal. d'accord Modou léegi yéen ci seen biir kuréel googu ak ci balance bi pour wàllu négociation nan ngeen ci peser nan ngeen ci toll. ba ngeen jàpp war a tax ne tey jii war nañ leen a boole ci ñi ñuy waxal interlocuteur ndax autorité jàppul ne am na yeneen interlocuteur yoo xamante ni ñoom la war a waxal. loolu foofu la débat bi faussé xam nga Sénégal lan ma ko yàq. ñi war a wax ñoo dul wax ñi war a jëf souvent du ñuy jëf te ki nga xam ne mooy war a jël ay décision souvent dafay rater cible am ñam yi war a waxal du wax ak ñoom. ñan la waxal dans cette affaire là. très bien ak ñan la bàyyi. très bien je donne juste un exemple. tey jii par exemple bi mouvement amee tudd nañ fi UNACOIS ba wax sax ni génn nañ ci médias yi ne grève bi du am benn njëriñ. ba ngeen demee yéen ak seen i reporters sur le terrain defe naa gis ngeen ko ak seen bët. loolu mooy lan bu fekkee ne dañoo dem ba un certain moment ña nga xam ne yow yaa ñoom ngay waxal amatul kenn ku topp ci ñoom surtout ku nekk en activité parce que. ACIS li tax mu judd rek nekk daanaka càppaacoli loolu la ñi nga xamante ni par exemple ñoo nekk ci biir ACIS lu ñenn ñu dul ñi nga xamante ni dañu xëy ubbi tëj ngoon seen lépp ñu def ko ci li nga xamante ni moom mooy représentatif nañu par rapport ak UNACOIS mi nga xamante ni ne tudd nga ko fi léegi parce que loolu tamit dafay peser ci balance. mais xool leen yéen xool ngeen ko tey dem ngeen ci li nga xamante ni moom mooy marché yi dem ngeen ci li nga xam ne moom mooy marché yi nekk Thiès. dem ngeen ci marché yi nekk Kaolack
vous avez des correspondants dem ngeen fa gis nañ la nga xam ne moo fa xew tontu bi loolu rek la. léegi protestation Aram dafa am solo waaye forme yi aussi. ñun suñu réew yi. je pense que ne jot nañu xool ci forme protestation bi. parce que da ngay xool ki ciy gaañu kan lay nekk. très bien waaw ki ciy gaañu kan lay nekk c'est-à-dire am na ci décision yoo xamante ni soo ko jëlee yow. da ngaa foog ne di nga impacter l'autorité c'est vrai mën ko laal. waaye ñi ngay gën a impacter mooy ñi ngay xëy bàyyi leen seen kër te réew mu néew doole la ñu nekk. léegi yéen ci forme protestation bi ak contestation forme ni ngeen di ñaxtoo ndax jàpp ngeen ne xëy tëj ràpp moo doon décision bu njëkk bi wala ndax am na yeneen jéego yu ngeen njëkk a teg alors dans ce sens là bala ngeen di agsi ci lii nga xamante ni forme de radicalisation. moo tax ma ne la ñàkk pexe la su ma commencé sama kaddu ni lu ëpp tuuru. wala li tubaab di wax naan goutte d'eau bi nga xam ne moo faire déborder le vase. loolu la ñàkk pexe la ndax ñun ci suñu bopp ay consommateurs lañu bàyyi leen xel. moo tax ay weer avant tabaski bi ñu def lañ def waxtaan jib ñu bokk ci waxtaan wa. lu ngeen def exactement. très bien d'abord lu ngeen def exactement. ak ndax dégg nañ leen. c'est ça alors damay jàpp ne dégg guñu ba tey ndax bu fekkoon ne dégg nañu kon 3 jours de grève yi duñ ci yegsi bu fekkee ne dégg nañu kon 3 jours de grève yi duñ ci yegsi ndax boo defee dara ñu woo la waxtaan ngay waxtaan di bind. ay lettres ba dem sax ba kilifa gi ci boppam recevoir la. nga toog kilifa douane le directeur général même. et le ministre dans tout ça. le directeur général même de la douane. et le ministre son patron dans tout ça. dafa fekk ni lu ci nekk rek ak situation ba mu fekk xam nga li ñu naan un mot n'a de sens que dans le contexte où il est utilisé. li nga xamante ni par exemple mooy contexte ba mooy li waraloon coow li mooy note de service bu jógee woon ci douane. ci kilifa gi. moo waraloon coow loolu. donc ci base note de service boobu. ci lañ doon waxtaanee ak ki nga xamante ni moom mooy. waxtaan bi lu mu jur lu ngeen waxante exactement ak lu mu jur. non li ñu waxante c'est très clair xam nga dañu nekk ci jamono joo xam ne dañuy wax wàllu dématérialisation. di wax wàllu valeur yoo xamante ni dañ ko war a mën a yokk ci au niveau du dédouanement ngay def dématérialisation ci dëkk boo xam ne comme Sénégal c'est secteur informel sóoraale woo ko benn yoon ci dématérialisation boobu la. dafay xaw a doy waar bu fekkee ne yow liy génn ci port bi daanaka ñoom la boo demee bay jublu ci wàllu dématérialisation sóoraale leen ci. mais yéen tamit war ngeen xool ci seen biir ana nan ngeen di def ba professionnaliser wu seen biir. super d'ailleurs loolu sax moo tax tey ji ñu ne kat jot na ACIS juddu ndax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon waroon ko def ba fi ñu toll nii te bañ juddoogul ñun defuñu ko woon. pour wax la d'ailleurs benn information xaw ma exclusivité lay doon xaw ma scope lay doon xaw ma lan waaye nag lu mu ci mënti doon pour wax la rek ne la ACIS fi ñu toll nii am na sax benn jotaay boo xam ne ñu ngi koy waajal yoo xamante ni ay experts ñoo ci war a daje ak ay commerçants ak ay industriels pour di leen waxal li nga xamante ni moom mooy administration fiscale di leen waxal li nga xamante ni moom la ñu war a jëfee ak état di leen waxal li nga xamante ni moom la ñu def ba. nangam mais quand il y a un secteur informel kan mooy responsable. alors. quand il y a un secteur informel kan mooy responsable. de façon parce que li tax ma laaj bi mooy. ci biir secteur informel bi aussi dafa am ñoo xam informel bi moo leen gënal. ñu formaliser wu. ndax la leen cay fekk xëy na. est-ce que loolu tamit wax lii wax la ca des. xam nga Pape Djibril ñun ci ACIS. bëgguñu sax di wax secteur informel. ñun li ñu bëgg di wax mooy économie informelle. xam nga lu tax ma wax loolu. tey jii bu ñu jëlee exemple Chine. exemple Chine barki démb rek maa ngi lire benn article boo xamante ni xëy na waa Banque mondiale sax ñoo ko doon def ci benn enquête ci benn taskatu xibaar boo xamante ni ku xelam màcc la ci wàllu économie alors lu ban exemple la joxe dama ci citer juste rek ñaari phrase ci biir article boobu la dafa ni Chine toll nañ foo xamante ni tey jii te loolu ñun ñëpp xam nañ ko bu ñu demee bay méngale Chine ak États-Unis ci wàllu économie dem sax banaan Chine mooy nekk première puissance économique mondiale dafa fekk ni Chine googu li ngay wax ñuy may joxe exemple secteur boobu ñuy wax secteur informel daf ko jox fulla jox ko dayoo encadré ko xam nan lay jëflante ak moom c'est très important dem na sax ba ci biir article boobu mu ne lan gouvernement chinois bi sax danay dem ba journalistes yi ak presse bi muy fexe ba ñuy waxtaan ak waa Chine yeeg waa àdduna bi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur boobu la dem nañ sax ba di leen tuddee économie individuelle bu ñu demee nag ba tollu foofu li ñuy ñaan ak li ñu bëgg mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilif ñu xam ne kat ay la yowee ñii kat comme lii la ñuy représenté ci sama dëkk bu mel ni Sénégal nañu fexe naka lañ leen di encadré nañu fexe naka la ñuy waxtaanee ak ñoom nañu fexe imaginez par exemple
ce qui se passe dans nos marchés là. yéen nan ngeen bëgg ci encadrement bi ndax da ngeen bëgg encadrement boo xamante ni dafay ànd ak allègement ci yenn wàllu surtout ci wàllu li ñu war a comp ci li ngeen di liggéey ndax yéen ci liggéey boobu def ngeen ci tamit benn document xëy na boo xamante ni dina nekk contre-proposition par rapport à l'autorité comme ci négociation yi ngeen dem xam nga di dem négociation am loo yóbbu aussi dafay gën a yombal négociation. est-ce que ce travail aussi scientifique rigoureux a été fait. dafay baax xam nga sax man nan la ay propositions sax def nañu ko. dem nañ sax ba da lay jaral sax nga expert. pour muy waxtaan yow ak seen i mbokk commerçant. en l'état actuel lan ngeen def. ndax ñu mën di leen en l'état actuel lan en l'état actuel lañ daan def rek la ñuy def. di waxtaan ci suñu biir di situer les responsabilités. di xool naka lañ war a mën a deflante ba. xam ne Sénégal gi. ban niveau de responsabilité ngeen ci am. non mais attends par exemple tey jii ñun suñu niveau de responsabilité. xam nga nit ki bu fekkee ne li nga war a def. ci sa xel mu gàtt jàpp nga ne yaa ngi koy def. leneen li nga deful xëy na da nga ko xamul. xëy na bu ñu la ko xamalee. wax la na nga ko war a defee yaa xëyti di nga ko def. man loolu laa jàpp man jàpp naa ne kenn gënul patriote. ñi nga xamante ni par exemple ñoo jëlee fukki ñaari junne ak juróom. ak benn. ñetti junne. jógee fa ñëw. Dakar. di góorgóorlu ba tey ñu nekk ay industriel. moi qui vous parle là. je vais vous donner mon exemple. tey jii. bu fekkoon ne ci beneen dëkk lañu nekkoon. je vais me mettre à votre place wala bokk à la place de Adam. je suis diplômé journaliste. et nekk nu ñu koy waxeeti agent marketing en même temps. d'accord sama kilifa man. secteur boobu la ñuy wax secteur informel. bi muy ñëw Dakar. lam bi indi boo ko compté matul juróomi junne. et aujourd'hui il est industriel. ki dem bay xalaat loolu bay xalaat ne moom kat mu ngi doon jënd Chine waaye nag fi mu ne nii loolu war na koo bàyyi war na mën a nag implanter fii usine am. di recruter ay sénégalais. di recruter ay diplômés. pour ñu góorgóorlu. d'accord kooku kenn defe naa ne. bu ñu ko amee ci dëkk bu mel nii. nañu waxtaan ak ñoom. dañuy ñëwaat si impact grève parce que sànq que ñu tudd UNACOIS da nga ko brosser mu jàll. ay entité yu bëri dañu fi nekk yoo xamante ne nii ñoom it am nañu seen wàll ci li nga xamante ne moo di secteur informel boobu ngay wax. bu ngeen defee grève bu mel nii ñoom ñu jaar feneen ndax poids yi nga xamante ne nii moom la war a am grève bi. par rapport ak dayo bu mu war a am ci autorité yi ba ñuy am réaction bi nga xam ne moom la ñuy xaar ndax di ngeen ko am. dayo bi nag am nañ ko wala nga xam ne man li génn ci télévision rek li ñu wax ci rajo yi man defuma ko wala dégguma ko bu baax dayo bi moom déjà am nañ ko parce que li tax ñu am dayo bi tey boo demee Sandaga nga dem feneen nga dem feneen. mais yéen ñëpp àndoo leen est-ce que li may wax dégg nga ko c'est-à-dire yéen ñëpp commerçant yëpp bokkoo leen bokk fi ngeen di dóorandoo. alors man daal dama jàpp ne parce que grève boobu ñoom ànduñu si. très bien man daal dama jàpp ne fi ñu toll nii tembe ci Sénégal ñi nga xam ne ñooy waxal commerçant yi di xeexal commerçant yi di góorgóorlu ngir commerçant yi. di góorgóorlu ngir consommateur bi mooy ñi nga xam ne si ñoom la ñu tuddee association boobule. parce que ñooñu nag ñoo nekk dëgg-dëgg ay commerçant tey jii kuréel googu ngay tudd nga xamante ni man jàpp naa ne sax nekkatul loo xamante ni lu ñu war a mën a wax la parce que daanaka Fatou moom def na ko ba pare. kuréel googu si parce que xamul tax dañoo dem ba certain moment boo xam ne ñooñu di ko représenté daanaka. ay coquille vide rek la amul dara lu topp ci seen kaw. da ngeen fa nekkoon génn wala nu mu demee. pour wax la benn affaire tey jii fi ñu toll nii association boobu ngay ñuy wax muy ACIS ay ndaw rek daanaka ñoom ñoo ci nekk. tey kay dañoo dem ba un certain moment ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci kuréel yooyu la di ñëw kat xam ne ñii kat gune yi kat ñoo mën a jàppale ñi nga xamante ni moom mooy li ñu métti ci sunu liggéey ñu dem ci ñoom. fi mu ne nii kay kuréel yooyu dafa am ñu fay jóge di ñëw ci ñun waaye ñun moom li ca dëgg-dëgg jàpp nañu ne ak li xew tey ak ni ko Sénégal toppee ca dëgg-dëgg ñun ñii ñoo nekk ñi nga xam ne ñun ñooy toppatoo commerce bi ñooy toppatoo it consommateur yi parce que bu ñu ko fàtte ko li ñuy def du sut pour ñun ndax xëy na yàlla wërsëgal na la as tuut soo xam ne boo ko fayee da nga mën a génne sa yëf waaye nag kenn du jaay mais defaloo boo ko yokkee ci consommateur bi lay dellu si. defaloo ko tamit sénégalais bi nga xam ne mooy sénégalais lambda bi la Pape doon wax sànq parce que tamit grève ni nga koy defee dafa am solo tey bu ngeen taxawee banque seen loxo ne du ngeen def dara pendant 3 jours est-ce que tamit rompre leen le dialogue ak ki nga xamante ne moo di kilifa gi parce que bu ngeen xëccee moom it mu xëcc impact bi ci population bi. dialogue duñ ko mës a rompre parce que ñun loolu la ñu jiital xam nga tubaab lan lay wax dafa naan bu ñu def dara. ngir yow te defaloo ñu ko ak yow dañ koy def contre yow ñun loolu lañ jiital dañoo bëgg rek lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ñu xam ne kat ñii kat am nañ dayoo ci dëkk bi wala boog ñii kat am na lu ñu représenté ci dëkk bi dee leen boole ci waxtaan wi. non xam nga Aram man je pense que
problème fondamental bi ñu am mooy que il faut que ñu organiser secteur bi. surtout pour que autorité am interlocuteur bu crédible autorité mënul am 1000 interlocuteurs c'est-à-dire ni ñu def ci yeneen secteurs yi xëy rek def ay élection de représentativité ba mën a déterminer kan la autorité mën a waxal même bu fekkee ne dialogue aussi c'est la prise en compte des minorités dialogue loolu mooy tax mu am solo. c'est ça parce que ponkal yi souvent dañuy dem ba embourgeoisé wu ba bu ñu eggee ca table ja dootuñu wax seen soxla ñi leen yebal te problème boobu du rek Sénégal boo xoolee même partout dans le monde crise de représentativité moom moo am ak rompre contrat de confiance boobu ndax boo xool keroog waxtaan nañ fi ak Sewru Sène boo demee ba ci biir syndicat mu am un collectif bu génn pour défendre seen kii dañuy jàpp ne syndicat bi maire défendre tout li nga xamante ni moom la je pense que ñoom fi mu ne nii ci crise boobu la ñu toll et que début de solution la c'est-à-dire que autorité tey moom moo war a jël responsabilité am xool ñii seeni complainte lan la ñuy ñaxtu et puis li mu wax dafa am solo mooy que ñoom aujourd'hui il y a un désir de renouvellement boo xam dañu ko bëgg te du innocent rek c'est-à-dire que tey jii représentation yi moom moo posé problème. mais il y a des centrales syndicales pour cela. c'est que gis nga li Pape Djibril wax dafa am solo tellement xam nga dañu toll ci dëkk boo xam ne da ngay am juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukki at presque nekk ci benn entité boo xam ne doo fa jógee. c'est ça le problème. ndax lan ndax privilège bi nga fay garder. doo fa bëgg a jógee te réalité yi maîtriser doo ko te réalité secteur bi les réalités sur le terrain maîtriser wutoo ko yàgg na yàdd c'est la 40 ans mais je vais vous donner un exemple tout de suite fan yële dañoo demoon di dox di waxtaan ak ñi nga xam ne xëy na ñoo bokk ci kuréel yooyu ngay lim parce que moom laa lay wax sax saa ñun communication bi dañ koy wéyal ba ci sax les consommateurs association consommateurs yi sax dañ leen di rencontrer pour waxtaan ak ñoom xam nga sunu interlocuteur boobu te bokk ci kuréel googu ngay lim lan la ñuy wax te nee na moom moo représenté actuellement fi ñu toll nii UNACOIS ci secteur nangam. waaw. nee na 30 ans la gëj a def commerce. il continue de représenter ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçants yi ak industrie yi. ça pose problème. il faut renouveler les instances. mais renouvellement des instances ça pose problème mi ngi jógee ci ca fa mu bokk. ña ca biir. am yéene ni ñoom it dañoo bëgg changer ka nekk ca bopp ba. of course mu ngoog mais loolu nag loolu tey jii mën nañu wax sax ne li tax ACIS judd rek daanaka. ci lu yées juróom benn weer def li mu def tey te def li muy def leen yeneen jours yi di ñëw mooy wane ne par exemple nit ñi ci boppam ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobu la dañoo yàkkamti renouvellement boobu dañ ko bëgg renouvellement parce que sentir nañ ne ñi leen waroon teewal léegi si l'autorité ne donne pas une suite favorable bu wuyuwul ci li ngeen woote nii ci ñetti fan yi ngeen ne da ngeen di paralyser système bi d'abord est-ce que maîtriser ngeen mouvement bi ndax du am dissidence wala yàgg parce que gars yi aussi am nañ nu ñuy agir d'abord est-ce que sécuriser ngeen ko ensuite su fekkee ne dégguñu leen mais du ngeen ko ne di grève xanaa. de toute façon yuuxu moom yuuxu la boo yuuxoo dégguñ la di nga def leneen lu dul yuuxu xëy na pour ñu dégg la ndax bëgg-bëgg bi moom mooy ñu dégguñu bëgg-bëgg bi mooy ñuy waxtaan di sóoraale ñi nga xam ne ñoom ñooy sa fameux secteur. ban responsabilité ngeen am ci marché yi tàkk ak marché yu salté yi. très bien fi laa bëggoon ñëw xam nga tey ji ñun. par exemple man Tamba laa jógee yéen la de. man Tamba laa jógee par exemple. li ñu leen wax c'était très clair. mooy ni suñuy lii nga xamante ni moom la ñuy wax wàllu douane bi. mooy toq ndox bi wala toq ndox bi nga xam ne moom moo débordé affaire bi. waaye ñun li nga xamante ni moom la ñu war a mën a toppatoo. mooy li nga xam ne moom moo nekk ci marché yi mais xoolal l'insalubrité au niveau des marchés. c'est vous. ça pose véritablement un problème de santé publique. très bien. responsabilité yooyu nag bu ñu ko partagé. xam nga bu fekkee da nga nekk ci marché par exemple. marché bi di tilim. te pourtant yow miy fayeeku ci taxe bi borom taabal bi sax. di ko jëlal 200 francs wala 300 francs ci ndox moomu ngay jaar pour ñëw fayee si ko si. mu fay la ko. nga dajale ko ay weer mu nekk ay millions. nga jëlee ko ay at mu nekk ay millions. te déwén boo ñëwaatee ci foofu ngay jaaraat pour defaat la même chose. ana la muy fay. c'est un problème. ça pose problème. mais également les responsabilités sont partagées te ñun ñi nga xam ne par exemple nous sommes dans ce secteur là. mais parce que tamit set tamit si nit la. c'est-à-dire fay taxe warul tax nga ne mën naa. mais nag impôt mais impôt contrepartie indirecte la. mais contrepartie indirecte la c'est-à-dire yow. mënoo di dagg aussi sa marché di ko ne salté. yaa xayti te dëgg-dëgg. loolu moo tax gisoo maire yi niñ bañ a ñuy dagg juuti xanaa. gisoo maire yi dañuy xaaree. mais au-delà de yoon bi même place yi ngay dem fekk fa ñam yi ñuy jaay même biir magasin da ngay fekk magasin yoo xam ne ci biir dafa tilim. xam nga weer bi bu dee xam nga lan la ñu def au niveau de ACIS ñu ngi organiser benn genre nu ñu koy waxee coaching benn genre lël boo xamante ni c'est sur le développement personnel. oui
pour véritablement affaire Dakar aussi toog ci Dakar ci hôtel yi de. Tamba laa jógee sëñ bi. voilà Tamba je viens de Tambacounda directement comme ça. xoolal parce que fii tamit gars yi bu ñu commencé falu. ci mbootaay yi commencé xoolal bés bu ñu rencontré ministre benn yoon ñaari yoon ñu invité leen sali benn yoon ñaari yoon base bi c'est fini dootuñu leen dégg. loolu tax ñoo jóg. on vous a ñoo ngi leen di xool. te sincèrement on est conscient que véritablement loolu tax ñoo jóg li ñu bëgg rek mooy. consommateur bi. waa Tamba ngay dégg waa Tamba ngay dégg. mais li nga wax ci insalubrité bi am na solo parce que daf la dagg. nee nga am nga yéene ngeen organiser wu seen biir lan ngeen di waajal. li ñuy waajal c'est simple mooy ni tey jii da ngay dem sax ci marché léeg-léeg nit ñëw di set setal wala waa quartier ba ñëw di set setal yow borom boutique bi nga toog ci sa boutique croiser les bras te doo jóg jàpp ci. c'est une question de citoyenneté. c'est une question même à la limite de développement personnel ci nit ki la. assise nag yooyu nga xam ne ay problème la yoo xamante ni par exemple dafa nekk ci suñu biir ñun dañ ne dañuy situer responsabilité yi parce que nag buum bi moom balaa nga koy mën a faj da nga ciy duut baaraam da ngay xam ne lii la nga mën a xam yow au moins su boobaa yow sa alliwa wàcce na li nga waroon def nga. jaaykat yi nga xam ne nag ñu ngi leen di déguerpir ci site yi ñu ne ñi nekkul ci yoon. dañ ko cee boole xam nga déguerpissement. bu mel ni cas Sandaga moom instant moom mooy wax ci. xam nga déguerpissement li doy waa Sénégal mooy da ngay gis benn nit léegi ci angle bi mu def fa benn table nga bàyyi ko mu indi ay carton def benn mbaar nga bàyyi ko ba mu def ba dem mur ba def terrasse sax bokk nga ñëw ne da nga koy yëkkati ñun dañu ne li nga xamante ni par exemple ñoo bokk ci ñun boo jéggee yoon wi ñu ne la jéggi nga yoon wi lii de waroo ko def li nga xam ne nag mooy responsabilité. xanaa loolu lu bees lu ngeen bëgg a tàmbali la. mais ceetaan mi daa métti de. ñun sax dañoo bees. non dama ne ceetaan bi dafa métti yow li ngay wax ne man gisaguma association. bu ñëw par exemple fekk ko xam ci ñoom la bokk di def naka su dul noonu ñu ne ko jàmbaar li ngay def nii bu ko def parce que da ngay ñëw souvent c'est bien que nga ñëw di occuper foo xamante ni waru fukki mais yow ci sa bopp sa bon sens xam nga dama am xarit boo xam dafay jaay booru Petersen mais nee na ma yenn saa yee oto dina ñëw ba bëgg a mbëkk nit mu wóor ma ne man mii fi ma lal maa tax oto bi naroon a écraser kii nee na sa yaramam day daw. léegi lan laa la wax nen dem naa sax ba ne la c'est une question de développement personnel. c'est-à-dire d'éducation tout court ñun nag loolu la ñu wax. dañu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobule tey jii di recruter ay comptables yu jógee université di leen fay di recruter ay commerciaux di leen fay di recruter ay agents marketing responsable marketing di leen fay ñooñu de waruñu leen bàyyi noonu. dañoo war a continuer di waxtaan ak ñoom ba yenn yoo xamante ni en quelque sorte. mais ñaata ngeen parce que gis nga le problème aussi qu'on a fii. tant que amuloo recensement bu exhaustif. booy wax ak autorité sax doo xam looy wax ak moom te ñun fii problème bi ñu am aussi problème mu recensement la. mooy yéen assisté yi kuréel gi ñaata nit ngeen. alors la réponse day xaar ba nga xamante ne ci ñaareelu pàcc bi monsieur Guèye dina ma ko may ñu dem seetaan pub daal di dellusiwaat.